xam ne ni invalidation seen liste nationale teguñu ko fenn te dëppoowul ak yoon loolee tax ñuy woote ci ab confrontation naka noonu ñu xam ne ni coalition bi itam Mansour daal dina def recours yóbbu ko fële ca conseil constitutionnel mu mel ni ñaari coalition yëpp ku ci nekk dogal bi ñu jël ci yow nanguwoo ko. dañu ko nangu bu fekkente ne bi ki jël dogal bi li mu jël comme dogal dafa sukkandiku ci li yoon wax code électoral daañu nangu dogal boobu. daañu nangu dogal boobu bu fekkee dañu ne liste bi du dem parce que respecté wul parité c'est-à-dire que liste yi ni ñu éliminé woo ci ñàkk respecté parité la comprendre lan moo tax ak njaaba njale tëf yangal yi ñuy def xadi xam nañ ni jigéen la Habib xam nañ ni góor la ñàkkuñu ay militants ak ñi ñu dugal ci liste yi où est le problème encore une fois ñu may wax ay liste suppléant bu ma dem ci élection liste titulaire mooy du dem wala liste titulaire mooy dem liste kon kay liste complet amu fa. ndax du dëggal Mansour ñenn ñuy wax ne bi ñuy defar liste yi dil daf ci am. ci yenn liste man thèse boobu laa défendre ba léegi te man moom laa gëm jusqu'à preuve du contraire ba léegi ba kaw may gis la leen di ko soppi man loolu laa gëm ku def dil ku ci nekk ku ci nekkul ñu ñi lëndëmal ci biir ce qui est sûr et certain mooy ñëpp bokkuñu ci dil bi. kan la wala ñan la xawma mais du ñëpp moom de toute façon du ñëpp am na ñoo xam ne kàccat lañ ci mais dama ni ñu njaabañ jàllee liste yi bi ñu soo commencé premier jour fee laa toogoon fi ndey di may nekk. mooy bi Barth demoon doon seeti ni mënut a mënuñu gëm liste bu département bu Dakar du validé. ma ni déjà ñàkk nañu 7 députés. loolu mënuñu ko pardonner leader yu Benno Bokk Yaakaar yu doon yóbbu liste bi parce que dynamique bi ñu présenté ñu gëm ko du ñu consommer mukk ñu ñuy xañ 7 députés. Dakar tey dañu ñu xañ plus de 40 et quelques députés parce que fexe nañu ba ñu valider waat 7 députés yooyu. dugg nañu génn ba 7 députés yi Dakar moom léegi Barth dana dem campagne Barth contre kii Barth contre Aliou Ndoye. waa parti socialiste dañu boolewaat sur le terrain ñuy battre Aliou Ndoye benn bokk yaakaar. ñu ni léegi 40 et quelques députés yi liste nationale yu Yewwi Askan Wi doo leen dem ci élection yi. Mimi Touré yow amoo kenn devant toi. mais waa Yewwi Askan Wi seen liste suppléant daañu dem ci élection mais Mimi Touré yow sa liste suppléant du dem ci élection non c'est-à-dire que xeetu carte goo xamante ni bii la bëgg Sénégalais yi yeewu xam bu baax fi ñuy teg seen tànk ak lii ñu leen di doxalal lan la ñu la ñu xamoon nga ñëw déposer Diallo comme dañu la éliminer teg ko ci fu leer nañ nga dem toog mais nii nguur gi di jouer ak opposition bi dafa jaadu Sénégalais yi comprendre bu baax ñu mën a déceler ñi nga xam ni seen démarche dafa logique ci dynamique bi ñu waa Yewwi Askan Wi présenté woon dès le début. ba léegi principe boobu mu ngi am ñu ko garder mu ngi am ñu ko téye. parce que foo gis deal du bëri du nekk mbooloo mais dama ni bu pënd bi wuree daañu xam ni yëf yi leerul parce que jour boobu tey ku la ne woon tey bu ñu yegsee ba tey bii ñuy publier liste yi ba commencé di xalaat ci yan couleur la ñuy defaree quartier yi fi ne ñu ngi ci xalaat bulletin yi. ku la ne woon liste bu Ndakaaru mooy jàll liste nationale bi Yewwi Askan Wi du jàll ak ñuy dute ci liste gis nga yow Benno Bokk Yaakaar liste la tudd mënuñoo séparer liste titulaire ak suppléant dañuy jaawale respecté wuñu parité nañu leen éliminer comme ni ñu éliminer liste Yewwi Askan Wi. ñu bàyyi leen léegi bu ko defee waa aar dem ci élection yi ak ñoom Pape Diop. tout ko gaawul. Ndeye Dimet ba tey ci teesu dil bi ñenn ñi di brandir ndax mënuñu ko xel mënu ci tey un peu bu ñu gisee ni ci biir Yewwi am na ay juriste am na ay avocat yenn erreur yu ñàkk solo yi nan la ñu ko mënee def. en tout cas am na loo xam ne xadi kenn xel mënu ko nangu. te am na loo xam ne kenn war ko pardonner homme politique yi moo xam muy Yewwi moo xam coalition pouvoir moo xam ku mu mënti doon. ay acquis démocratique dañ ko war a préserver. parité dañ ko fi fekk dañ ko war a respecter mais c'est inadmissible ab loi nekk fi. ñu koy jalgati comme nu leen neexee wax nga ko ña fa nekk ñoo xam ne dañu am expérience ci wàllu élection boo demee Yewwi Askan Wi nga jël ku mel ne Khalifa Sall kooku kenn du natable xelam ak expérience bi mu am ci wàllu élection ak nga ñëw aussi ci pouvoir bi aussi am na fa ay kàngam yoo xamante ne ni dañu seen xam-xam dafa màcc ci wàllu élection donc tey bu fekkente ne ñoom def nañ seen erreur ak ku mën a doon nañu ko reconnaître te man loolu tuddeewuma ko erreur légèreté la vraiment manque de considération à l'égard des femmes xadi te loolu tey jigéen ñëpp ñoo ko war a
xeex parce que nag c'est inadmissible ab loi ñu def ko fi ba pare respecté wuñ ko te loolu du tey xadi liste Dakar bi nga xamante ne ni ñoom ñoo jàll ci élection locale yi mais jusqu'à présent respecté wuñu parité temps yële passé cour d'appel génn na joxe verdict wax ñi nga xam ne nii gannaaw ba COSEF daal di saisir cour d'appel boobu am na ay maires yoo xamante ne nii wax nañ leen ni leen nañu defaraat seen bureau nanguwuñ ko defar loolu na lañ koy tuddee te maire Dakar boobu noonu ñoom it ci ñooñ la bokk tey encore ñu gisaat liste Dakar ñu doxalee nii donc tey que la loi s'applique dans toute sa rigueur conseil constitutionnel am na liggéey xëy na lii nga xamante ni ministère de l'intérieur bu ko confirmer itam man dina ma jaaxal parce que instant bi xat dañu nekk ci pëccëxoo bu metti problème d'interprétation des textes moo posé wu parce que kenn ku nekk yaa ngi xëcc loi bi jëm si sa côté ni yow yaa am dëgg te pourtant am na code électoral boo xamante ne nii lañ fa bind dafa leer nañ te tey man xat yi damay samp laaj est-ce que ak bu ñu demee ci situation yi est-ce que duñu dàq élection locale yi est-ce que nous serons dans les délais aujourd'hui pour organiser les élections législatives waaw parce que fi mu nekk nii foofu lañ jëm parce que boobu ba léegi dinañ dellu conseil constitutionnel te conseil constitutionnel tamit itam mi ngi dund benn pression bu ñu ko waneeg bu ñu ko wanewul ndax gis nga fan yële passé la société civile ñoom it ak seen préoccupation en l'occurrence ak sortie président bi mais surtout en l'occurrence Afrikajom Center nga xam ne ils ont sorti un communiqué vraiment pour attirer l'attention du conseil constitutionnel que ni ko li nga war a rendre dafa am ay njeexital yu bëri yu mu war a indi ci espace politique bi donc tey bu fekkente noonu lay demee on peut s'attendre à ce que mu couper la poire en deux comme ni ñu ko gisee woon fan yële passé valider liste bi valider liste bale kenn ku ci nekk mu xañ la li joxaat keneen ki ci beneen côté bi beneen wàll bi mu ngoog Ndeye Dimet ci coalition Yewwi Askan Wi la ñuy taxaw ba tey ndax ñoom ñu ngi ba tey ci seen fóotum biir député bi la di Malick Gueye bu Grand Parti moom xam ne na ni projet politique bu Yewwi Askan Wi ab échec la ndax njiit yi lenn képp moom la ñu teg bët fi mu ne mu di présidentielle bi te li ni mel moom moo indi erreur yi nga xamante ni moom la ñu njëkkoon def ci local yi waaye itam moom la ñu def jëmale ko ci législative yi mu yëkkati yile kàddu ci ab ndaje boo xamante ne moom mu ngi fa woon waaye itam ay coordonnateurs départementaux yu Grand Parti ñu àndu ci Alassane Baldé coow li diggante bëri nag ci coalition bi di Yewwi bokk ci kujje langue politique bi gannaaw coow li nga xamante ne nag lii di investiture daal dina koy jur mu ngi wéy nag di am ay jafe-jafe lu jëm nag ci ni nga xamante ni moom la ñu jàpp nii ci offre politique député bi bokk ci Grand Parti jàpp ni lajjitee la ci li nga xamante ne nag moom la coalition bi nam jëmee ko ci askan bi dama jàpp ni dañoo waxtaanewul ca njëlbéen li nga xamante ne mooy réforme yi ñu bëggoon jëm nag ci assemblée bi ndax bañ ko waxtaane woon nag dana tax rek ñu fàtte li nga xamante ni mooy suñu bëgg-bëgg jëm ci présidentielle 2024 yi lée lu jëm ci wàllu amnistie Karim Wade ak Khalifa Sall loolu moo gën a fës ci lépp lu ñuy def moom la sax daal di xam ne nag projet bu ni mel li ko tax a jóg mooy ay règlement de compte personnel du leen lu nga xamante ne nag soxal na askan bi. Vous pensez que les Sénégalais. ndax da ngeen jàpp ni sénégalais yi ñoom ñi ngi ci dimension personnelle boobule loolee du lu ma gëm li ñu war a wax mooy kay mooy alikala gi lu jëm ci assemblée bi ñu ne nag nañu wàcc budget bi toll ci fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards ñu fexe ba indi ko ba fukk ndax loolee mën na nekk waaye nag loolu yëpp waxuñu ko mu doon nag lu ñu ñaawlu lool te regretté ko it. C'est dommage. mu daal di prox ndoolu ci boobule atelier te ñu jàpp ne lu toll ci fukk ak juróom ci ay coordonnateurs départementaux bu boobule partenaire daje nañ fa moom la di Malick Gueye xam ne nag dafa jot ñu daal di indi ay coppite ci doxalin ba rawatina nag mu gën a méngoog li nga xam ne moom la askan bi di xaar ci ñoom ñii ci indi ay saafara ci seen i jafeñ-jafeñ bàyyi fixation bi nga xamante ne def nañ ko ci présidentielle 2024 bi ñu jëm. sortie di gën di multiplier wu Ndeye Dimet coalition bu bari coow bari itam ay frustré. waaw Yewwi Askan Wi xam nga au début amoon na ay problème mais dañ ko doon nëppal bëgguñu ko woon génne wax naa ko fi à 2 reprises gis nañu Bougane Gueye Dany ba mu soulever problème de couleur ñëpp dañoo yuuxu ni ko doog fi waxee parce que tout simplement da nga bëgg a dem feneen da nga gis leneen après on a vu aussi la sortie de Bamba Fall après ñooñu itam yëpp dañ leen am fu leen catégoriser woon mais bi affaire bi nag mënuñu ko nëppal lépp mi ngi leeree ci investiture yi nga xam ne defante am na fa yàqalante am na fa gis nañu li am Dakar nga xam ne pënd bi wëreegul donc il y a eu beaucoup de frustration te boo gisee la sortie du président Ousmane Sonko wax na pour défendre leen mais itam boo dégloo ci ay déclaration itam am nañu mu mere bu baax a baax en l'occurrence Khalifa Sall parce que ci biir déclaration wax na conditions yi nga xam ne ni Khalifa Sall posé na ko pour ñu dénk ko liste yi mu defar ko que ni bu ñu ma joxee ma defar ko mënuma consulter waat ñëpp ñenn ñi laa ci consulter te jàpp naa ne ku consulter ñenn ñi bàyyi nga ñeneen ñi te bu ñu waxee ba buñ tudd coalition rek xadi benn parti jarta xeeb
parce que mënoo woo say nawle yi ñëpp ngeen ne ànd nawle la nga ne kii 50 personnes la am kële 200 personnes la am donc ki am 200 personnes laay gën a considérer donc problème yu mel noonu bokk